On a tendance à dire que la femme c'est la clé de toute porte c'est effectivement la réalité moo tax tey ci 8 mars bi nag ñu war a ñëw nag sargal ñi nga xamante ni tubarkalla dañoo nekk ci réew mi doon ay jigéen yu jàmbaar pour rien que pour sargal leen Sénégal 7 daal di déployer les moyens yi nga xamante ni moo ko war rien que pour kenn ku nekk fa nga nekk ñu daal di ñëw sargal la parce que au moins ci li nga nekk tax nga beneen jigéen am envie mel na yow loolu nag du tout le monde lañ koy def du n'importe qui aussi lañ koy def donte ñun ñëpp nag on a droit ñu glorifier ñu mais ñi nga xamante ni tout le temps dañuy sàmm seen image dañuy gënal ñun tamit ñuy dem di leen seeti tey nag ma toog ci koo xam ne tubaarkàlla elle n'est plus à présenter un peu partout dans le monde mais aussi ci li nga xamante ni moom mooy côté média télévision dama leen koy woon léegi rek mooy sunu yaay Eva Tra macha allah nga xamante ni intégré na purement sénégalaise yaay nuyu naa la. cat bu ma rey bu ma rey. ku toog ak yow waaw mais dama laa nam. maa ngi ku toog ak yow. mu def intégré. xale Dakar yooyu xale lu Sénégal dañuy wàlle ku toog ak ñoom mel na ñoom. mais yaay dama la cee fekk de ku toog ak yow daal dama la cee fekk mu def intégré xale lu Sénégal yi ma gis. Sénégal la dàq aljana. mais kontaan naa dalal la. li ma ko waxee sànq tout ci samay ndoxteel yi wax. dañoo kontaan tey dalal la parce que bokk nga ci les rares sénégalaises yi s'affiché wu devant l'écran à part sa liggéey donc tey gis nañ mi ngi rafet. yaa ngi koy def mu rafet tey am na xale yu bëgg a nekk Minette Eva Tra waaw macha allah donc loolu yëpp am na lu ko waral ma lay dalal nag ci télé bi nga xam ne moo wóor de Sénégal 7. jërëjëf Thiat sama doom sama xarit. ndeysaan maa ngi lay remercier jeunes yi nga àndal. waaw nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers Sénégal 7. nuyu itam borom Sénégal 7. muy nit ku baax nit ku yaru ku jàpp ñàmburam. wallaahi liggéey rek la xam. ñuy ñaan yàlla dolli ko jàmm. amiin dolli ko askanam yépp dolli ko ñi nga xam ne ñoo toog di nu seetaan. jërëjëf ak yow mi fi teew. ndeysaan invité ma. également ndeysaan yaay yow it ngay ko baax comme ni ma la ko waxee sànq rek tey 8 mars la alors amis chers fidèles téléspectateurs de Sénégal 7 gis ngeen ki ma invité elle n'est plus à présenter moom mooy Eva Tra borom wareef parcours bi nag yàlla dogal ne biñ ko dalee gis ba tey ci le monde médiatique la te tout le temps bu génnee aussi dina am loo xam ne tout le temps bu koy joxe dina ko joxe ak cœur ouvert yaay tey ci 8 mars bi Sénégal 7 ñëw seet si la qu'est-ce que ça vous fait? waaw ça fait plaisir. soo ma invité. invité nga la bonne sénégalaise boo ma invité nga jigéenu média yëpp. soo ma invité itam invité nga képp kuy yaay. waay képp kuy éducatrice. macha allah invité nga ko. macha allah ndax fu ma dem rek damay wax ne. sama kanam. ña nekk sama ginnaaw itam nekkaat sama kanam. c'est des mères de famille. macha allah c'est des femmes très actives macha allah. bien sûr pour man ñun ñëpp ñoo niroo image. tout à ndax fait bëgg-bëgg yi benn la. si bëgg-bëgg yi benn la. macha allah muy lu wóor biñ lay soog a gis nag bu fekkee am dama juum nga wax ma. njëkk nañ la gis ci Elles sont toutes belles. c'est vrai te loolu aussi ça fait partie de la femme la beauté. ñu gisaat la ci les faits sociétals. muy wareef te tout le temps dañuy gis ne c'est la mère qui parle. yow yaay dem ñu jox la boobu ñu dugal la ci boobu catégorie ou bien yow yaay sentir le besoin de faire ces genres d'émissions. ah macha allah fi nga njëkk a wax muy bi may def Elles sont toutes belles. Ouais. ah ay années yu bëri écoulé wu nañu muy année bànneex. ndax jaar-jaar dafay defar nit. tout à fait ma doon def Elles sont toutes belles ak beaucoup de plaisir. bien sûr mu permettre ma nag may gis évolution wu jigéen. macha allah gis jigéen boo ko jëlee fii yóbbu ko fee. gis ne itam jigéen ñi kenn ñaawu ci. et toutes les femmes se valent. macha allah muy loo xam ne daf ma jàngal daal. côtoyer jigéen. tout à fait ngay côtoyer jigéen xam li ci seen biir. parce que dafa weesu woon émission wu beauté rek. mais dafa demoon ba nekk famille. parce que ci foofu nga gisoon noonu ay sëy am nañ fa. nit gis na baayam. nit gis na yaayam. nit toog na mujj bi am estime de soi. gagner assurance. kon lépp luy jëm ci wàllu média yii nii. pour man du caaxaan. déedéet bu ñu la nee sax émission bi émission wu foo la. na nga xam ne gannaaw foo boobu. am na njàngat ak jàngale. bu ci war a am. macha allah bu ci war a am. leen ni télé sax du caaxaan. ma dikk nag ci wareef foo xam ne dañ ma woo.
ñu bëgg a liggéey woo ma waaye tam sama mag jafa nekkoon yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm on ne parlera jamais assez d'elle effectivement doon ku ma wóolu woon ba nga xam ne lu bare daañ nañ ci wax ba yàlla dogal itam ma dem toog fa et moom itam yàqu ca dara yàlla bu daraam yàqu fu mu ne ñu continuer nag sunu liggéey fee yi comme ni nga ko waxee mbirum société la te da ngay xëy ne saraax dugg ci biir këru jàmbur du la invité waaye télé moo ni mel tout à fait ngay dund lépp nag mu mel ne moom ngay waxal waaw ngay dund lépp di yëg lépp di xam lépp léeg-léeg nga pare sax sa émission nit ñëw dab la kilifa dab la wax la dénk la boppam nga tontu ko itam ci dëgg parce que lépp rek na nekk ci dëgg macha allah tey boo ñëwee seet si ma war naa boo dikkee ci man booy dem ma xam ne wax naa la dëgg macha allah te dëgg boobu sunu borom loolu la bëgg macha te allah dëgg bi day defar c'est parce que comme li nga wax rek lépp lu ñuy def dañ ciy jiital passion et que xam nga lépp luy jógee ci xol dafay dépasser li nga xamante ni mooy cœur quand l'âme agit c'est toujours de la magie macha allah muy lu am solo relais bi nag bi nga ko jëlee jóge ci la beauté ñëwaat ci ba tey ci kër maison waaye ndaanaan nag daal di lay jox place am parce que dem na ba xam ne am na yu bëri yu mu yëg mu daal di ne tey dama bëgg a woo sama rakk mu ñëw toog nan nga ko dunde woon ci début bi waaw man bu nu ma koy fàttali sax ndeysaan dafay indi day indi tristesse bu bëri quand même ci man parce que daf lay fàttali réellement ne la personne n'est plus là nit nag boo amee wayjur bu jigéen wala wayjur bu góor wala sa mbokk mu dénk la na nga fexe ba ndénkaane loolu bu dikkoon fekk sa toogaay jekk loolu mooy li may ñaan tous les jours macha allah moom rek lay ñaan parce que nit ku mat sëkk neexut a remplacer tabaarakàlla macha allah ku mat sëkk neexut a remplacer waaye yàlla ak dogalam teg ma foofu may ñaan yàlla itam ña nga xam ne ña nga ca kër ga ba wóolu ma yàlla bu seen yaakaar yàkkeeku macha allah loolu lay ñaan muy la am solo ça fait plaisir ñuy rappeler un peu di souvenir ci li nga xamante ni yu am solo la te yàgg nga ñu ko bégalal moo tax ñu dugg nag kaay ñu dugg ci 8 mars bi en réalité parce que yaay bu ñu waxee jigéen boo pare na jéena ay ca rek boo baataree rek ma di la nii te waaw ma lii tax ma bëgg la alors ñu ñëw tuuti ci yaay 8 mars jigéen Sénégal kenn ku ne gis na ni ko sénégalais yi def 8 mars da ngay sentir que ni ku nekk la mu jàppoon da koy préférer bàyyi ndax sargal jigéen ñu dañoo respecter journée bi parce que dafa mujj international tey yenn saa yi boo doxee di gis yenn yoo xamante ni dafay xaw a metti ci maltraitance yi nga xamante ni yenn saa yi ñu ngi koy def jigéen ñi ñàkk jox cër bi ñu moom boo gisee ñu leen koy def qu'est-ce que ça vous fait en tant que femme et que boo amoon benn message booy lancé par rapport à ça ci lan lay doon waaw boo dikkee ci maltraitance rek dañuy daal di taxaw boo dikkee itam ci 8 mars ne dafa mujj international dañ ciy bàyyi xel balaa muy sax international dafa doon loo xam ne sunu dëkk la njëkk xew bien sûr sunu parce que bu nu waxee jigéenu ndeer yi seen histoire mu ngi fi bien sûr bu nu ko doon nettali du nu pare billaay de seen bravoure bravoure boobu nag ñu wàll ko bépp sénégalaise ma lay wax ni la sénégalaise est très brave macha allah jigéen bu am sakk te xam naa bu baax li may wax wallaahi jigéen boo xam ne bu xëyee même bu kontaanul mi ngi fexe wone le meilleur d'elle-même pour que mu am ñeneen ñu mu tiire kon yooyu jigéen soo demee tey ci dogalukaay yu mag yi bërëbu dogalukaay yu mag yi di nga gis qu'il y a des femmes sénégalaises qui sont là-bas et à travers le monde aussi da nga gis tey ne wax dëgg yàlla sénégalaises yi ña nga fa ñu nekk fii ci Sénégal kon bés bi bu ne nañ leen sargal man dama ne benn bés rek doyul te ñamay bokkal di ko wax dafa day bare benn bés doyul waaye dafay encourager dafay interpeller également jigéen ñi ci ñu xool seen démarche nuñ koy continuer parce que ñu ngi ci ba noppi droit wu jigéen ñi seen àq ak seen yelleef nu war leen ko sàmmal ñoom ñu xam seen ay devoir xam seen ay droit ñi nga xam ne itam ñoo war a tiire ñeneen ñi ci gannaaw ñu tiire ña ca gannaaw parce que ñun ñëpp tolloonu te yëf bi chaîne la te boo xoolee chaîne koo ci rocci ñu yëg ko kon ñu ni neen la macha allah lu ñu gën a góorgóorlu doyul
maltraitance su jigéen man damay wax ne kuy maltraité jigéen dafa mel ni da nga maltraité humanité. xanaa doo seetlu. góor gi la gën a tedd. mooy góor gi la gën a sargalal jigéen. mooy góor gi gën a bàyyi xel jigéen. góor gi la gën a yaru gën a bëgg yaayam noo def bu nu ko joxee jigéen mu xoolee ko bët ne kii ni sama yaay la mel. xaw ma ndax je me fais comprendre. bien sûr dañu toll foo xam ne daal waratuñu toll. ci di métital jigéen. parce que boo métitalee jigéen lu bare mi ngi ci société bi ñu bëgg mu jële fi. mais nañu sàmmoon jigéen rek. bien sûr matal àqam ak yàlla fa. teg ko ci liggéey. mu am autonomisation. bien sûr nga gis. jàmm mooy am dans la société. bien sûr il faut que ñu xam ne waxuma ko rek parce que dañu ma jox micro. ma war a wax plaidel jigéen ñi dafay lu ma gëm. te muy loo xam ne bokk naa ko ak ay nit. société bu nu bëggee mu dox. bu nu bëggee ndaw yi suba. ñu doon ay ndaw yu set. yu baax yu dëgër faw nu toppatoo seen yaay yi ba xam ba pare. parce que c'est kër goo fekk yaay ja kontaan. barke dana fa wàcc. sutura dana am. naataange dana am. ku ko xam noppal. macha allah muy lu am solo. xam nga kàddu yi day baax ñu koy fàttali. te it ñi nga xamante ni dañoo bëgg Eva. amoon nañu benn intention face ci kenn. koo xamante ni peut-être tooñoon na leen. parce que ñun tamit ça ne veut pas dire que tey sunu feet la rek. ba duñu wax yenn saa yi dañoo sikk. waaw mais xëy na amoon na intention def lu metti mais sa wax ji mën na ko dellu si waat. moom jigéen moom ku góor ki. moom ku góor ki moo ko war. waaw xam nga dangay toog sa kër. ne dem leen wutali ma ñu utali la indil la. mooy da nga foor. moo tax ñu indi dénk la. macha allah ku la ñëw jox mbir daf la ko dénk. tout à fait ñu dénk la ko kon kiñ la dénk nga la xoolee ko sa jigéen et yëf yi analyse bi du soxlawul ñu ciy sore. waay sa jabar. xoolee ko sa sœur bu sëy. jeex na xoolee ko sa doom bu jigéen boo jël joxe ko. ndeysaan c'est simple. c'est trop simple c'est d'ailleurs simple, macha allah machallah. yaay nag ñu duggaat ci beneen point boo xamante ni dina xaw a sensible. D'accord. et que tamit dina laal jigéen parce que jigéen tout le temps. moom la ñu wax ne moo war a yar moo war a yiir moo war a defar. moo war a suturaal mais aussi moo war a muñ. dëgg la tout le temps yi may wax ci qualité yi ma lim sànq. dañ ko gën a préféré ci jigéen. et pourtant ci dans un couple ci ñaar ñëpp la war. parce que bu fekkee ne da ngay góor aussi te yërëmoo ki nga nekkal sëy bi mën na bañ a dem maintenant les femmes yi nga xam ne tout le temps dañuy génn ñu ngi nekk ci li nga xamante ni tout le temps dañ leen di gis ñuy génn ci télévision yi wala ñoo xam ne dañu am seen carrière sëy mën na am ci ñoom toogaat ba ci yàgg divorce am te tout le temps dañ leen di critiquer te parfois ñoom bu ñu leen laajee mbaa ñu dékk leen tey micro wala ñu génn wax li ci seen xol li ñuy xamle rek mooy li ñu dund ba tax ñu dem ñoom ñoo ko xam pourquoi aussi tey du ñu may sax jigéen ñi ñu am fitu léegi ku bëgg a divorcer sax ndax ñu ngi lay maltraiter sa kër da ngay préférer toog ndax l'avis de la société loolu tey boo ci doon joxe message ban message lay doon. maanaam su ma jàppee sa question. ak précision mooy. da nga wax ni jigéen ñi nekk au devant de la scène. tout à fait nekk ay jigéenu média. bien sûr bu ñu divorcé coow li day bare ba nga xam ne. léeg-léeg danañ toog seen kër ak naqar di ko muñ. effectivement ah d'accord. macha allah lan moo ciy sama xalaat. lan moo ciy sa xalaat parce que loolu li tax ñu bëgg la ko laaj yaay. mooy tout le temps ñoom dañ leen di critiquer. dañ leen di critiquer ci bëgguñu sëy dañ leen di critiquer ci dañuy bëgg yër génnaat vous voyez la société sénégalaise. dama ciy tontu ak aisance. dama ciy tontu ak aisance. parce que bu ñu gis rek jigéen bi nekk ci média caméra yi dar ko. sunu borom. dafa bëgg looy muñ na nga ko mën ak koo mënti doon. ndax sax du teg kenn lu mu mënul. buñ la tegee dara. yow yaay apprécier. d'accord ndax lii mën nga ko muñ. c'est pas parce que je suis Eva Tra et jàkkaarloo caméra yi toujours. que su ma demee sama kër ñu may brimer di ma maltraiter dama war a ne muux toog déedéet. xol du om bañ koy bës. non non du tout. man li may wax ñi nga xam ne dañuy génn télé. te yàlla dogal nattu ci ñoom. nattu bi du dara. continuité bi ak fa ñu lay xaar. tey buñ la séddee ci ndab boo xam ne mala moo ci lekk. na nga fexe bu ci lekk. déedéet. tey mënuloo nekk nga femme de média. dara xew sa biir. nga mënuloo def porte à porte. tey boo nekkee femme de média exposé nga déjà sa bopp.
waaye dara moom moo am te moo wóor ta vie privée reste ta vie privée et ça te concerne. cependant léeg-léeg ñun itam dañuy commettre benn njuumte muy lan parce que bu dee ca njalbeen nga jël sa lépp def ko ca télé ba il est normal que su leneen amee sa vie aussi nga jël ñu wax ci effectivement parce que invité woon nga nit ñi ci sa yëf ci sa intimité. ci sa intimité Yeah. ka nga xam ne invité wul kenn ci intimité am di célébrité wala di star bu mag su ko dara dalee invité woo kenn sa intimité xamaluñu la dara mënuñu laa waxal dara donc su ma bëggee ba mu des itam allez-y. doomu aadama Waaw. mën na laa bañ a xamal dara te waxal la lu rëy waaw ndax sos a ngi fi. kii ci kaw day àttee parce que ñun mënunoo dem fu ci ne ñu taxaw fa di expliquer mais man de li ma jot a xam te gis ko tey wax te yàlla tax macha allah jigéen yi ma jot a côtoyer ñu bëgg sëy lañu ñu seen sëy intéressé lañu macha allah. nattu nag day dale nattu day dale tout à fait waaye xam nga jigéen jugul dem sëy pour jël ndaare effectivement. da ngay dem pour jël paix macha allah muy lu am solo donc su ma déggee ci say kàddu ab wax nga ci lu am solo. Waaw. ci li nga wax lépp mooy doomu aadama bu dee yàlla daf laa def nga nekk au devant de la scène et que muy nattu tamit parce que loolu du ñëpp sax ñi ko bëgg dañ koy def yàlla moo koy tudd ci sa jëmm mu nekk donc li ngay woo li nga leen di invité muy ñuy nëbbatu ñuy bañ a mettre lépp seen dund bi yëpp ci les réseaux sociaux. pour vivre mieux waaw. faaw nga nëbbatu waaye nag itam faaw ñu méngoog jamono xam nga jamono moo ànd ak coow yaay nag xam nga. kay moom xam nga yaay xaw na branché tuuti ma xam loolu tey su ma xëyee sànq bi ñuy waaj xam nga maa nii la doon def. wuy ma coucou waaw refer naa xam nga maa ngi nii amee snap waaw. xam nga du ma fa jàllale dara yaa ngi TikTok. dama branché nag dama amee snap waaye dama fay jël rek ay image Ouais. yem ci statut nga xam ne sama statut benn cercle la bu restreint yeah. ña ma bëgg ñu seetaan ko ñoo koy seetaan d'accord j'ai compris oui j'ai compris. loolu la jamonoy buzz la ñu nekk nag Ouais. faaw itam ñu permettre nit ki mu xëy suba teel jël téléphone am Ouais. man duma ko critiquer je Yeah. suis tout à fait yes avec parce que léeg-léeg ma jël sama snap bi xool xale yi rafet yi xool les beaux moments de la vie xool les belles rencontres Macha Allah. amul ngaañ tubaab la sama yaay nee na amul ngeen. amul ngaañ a dëgg la xam nga gis nga bul ne mbir bokkuma ca rek baaxul déedéet. da nga am sa looy fil man ma am lu may yëg fil waay. keneen am lu muy yëg te à la longue. keneen kooku bu dee wanewu nii moo ko neex waaw. waaw mais moo ko neex boo ko mënee seetaan ko boo mënul boo ko bàyyi. mënul rombal jarul commentaire macha allah léegi beneen boo xamante ni tamit dañ koy wax jigéen ñi. waaw. ne fu ñu nekk faaw coow am fa. D'après vous lan mooy le nœud du problème et pourquoi à chaque fois méchanceté yi ñuy gis tout le temps duñ koy gis ci góor ak góor. en toute sincérité la société moom moo analysé noonu. et que ñun aussi bi ñu defee micro-trottoir dañu ne la majeure partie des problèmes mi ngi jóge ci jigéen te jigéen doon lu màgg est-ce que kon ñàkk a xam boppam mooy waral. yooyu mais dama lay tontu léegi acca ñëwal. xam nga maam Cheikh Tidiane Sy maam Cheikh Tidiane Sy moo ko doon wax ndeysaan. dafa doon wax mu ni wax dëgg yàlla boo jiitee di nga jiite ay sang kon boo jiitee da ngay def attention nga def ndànk d'accord. et maintenant boo waxee loolu sama xel dafay dem pour ma répondre la bien sûr. ci ay ndaje jigéen yoo xam ne jigéen a koy jiite d'accord. jigéen yi dañu war a d'accord ne ñun 1000 lañu waaye dafa am kenn ku nekk ci kanam ok ñu moom nangul moo ko. yor bateau bi et ñun dañuy topp ci gannaaw mu nekk capitaine bi mu jiite ñu d'accord. ndaje jigéen yëpp bu ñu defee noonu je pense que dinañu dem arriver à bon port te kenn du gaañu kenn du mer d'accord. su weesee loolu nag itam àndu jigéen ñi nañ ko def ànd yu bénéfique ànd yi am valeur waay. bu muy àndu toog rek war a débattre ci benn mbir moo xam ne amul sens te du la yóbbe parce que loolu daf lay tardeel waaw. nit war na fexe bu jugee mu dox lu palpable lu ko amal njëriñ loolu aajowul ngay am 50 ans waay. wala ngay am 10 ans 15 ans maanaam dafa am ñu tàmm dox lu am fulla
tout à fait. ñoo xam ne foo leen seen dañu yàkkamti. macha allah nañu fexe ñun ñëpp ba doon ay jigéenu yàkkamti. bu nu am jot. bu ma attardé wu ci waa yow gis nga dallu diw. moom de ba ko jëkkër di fase kon a fata mais la ngay débat gis nga boo toogee. journée entière guddi jot war nga évaluer yow. effectivement sa bopp. tout à fait. auto-éduquer waat sa bopp tey de wax naa ci caat. bu ma ci waxaat. ñu fexe di téye sunu làmmiñ. ya nga xam ne jarul wax buñ ci dugg. sunu bàyyee gérer ay détails yu ndaw léegi ñu progresse. dañuy émerger. waaw kañ dañuy émerger. macha allah waaye léeg-léeg man yow gis nga caat xool ko follow ko. loo ci mën lii laay laaj. macha allah muy lu am solo message bi ma ci retenir mooy il faut toujours faire des analyses d'introspection. exactement di xoolaat sa bopp. di bàyyi war xel sa bopp. s'auto-éduquer. bien sûr bañ ci jóge. effectivement bi may jàng c'est une leçon que j'ai retenue de ma mère. parce que daf ma daan wax boo demee jàngi bala ngaa génn ma jëndal la nga ndekki jox la weccet auto déposé la indiwaat la donc war ngaa fexe ba boo demee professeur ba lu mu wax na nga ko maîtriser. dëgg la parce que dama sonn si yow. dëgg la donc par exemple nit ki boo war nga def ne bu duma jàngi ji ba wàcc. te du am lu ma retenir ci sama bopp. te muy dëgg mooy li nga wax sànq ni mu lay def boo xëyee taal site internet yi wala nga xool ci les réseaux sociaux yàqante bi entre ñun ci ñi nga xamante ni amaana ñoom rek ñooy ànd ay célébrité lañu. di waxante lu ñaaw en tant que tey yow mi ci nekk bokk da ngay tiit ba pare ban ressenti ngay am. sama xalaat rek j'avoue su ma ci waxee. vraiment. ak beaucoup de sincérité. parfois man ci sama rafet njort damay wax ne boo demee sax jote ba tolluwul noonu. xëy na dañu bëgg a créer buzz. man loolu laay wax si damay ne jote ba rafet. waaw parce que wax dëgg yàlla caat bu ma la baaxalee ba noppi. ruus naa laa bonal. ndeysaan. bu ma la bonalee. damay ñaan yàlla naa juum. ba ëllëg. ma gis ne la ma fogoon ne du loolu. ndeysaan. mais pour man yenn yi mettiwul noonu sax. xëy na dañ koy def rek pour créer buzz. mais gëw ma ni daal ay ndaanaan yuy ànd. war na noo réeroo. réeroo du ci am. ñàkk waxtaan a am. bien sûr mais réeroo amul. ndax mbir yàqu na. ba ñu foog ne dootul baaxati. mu xëy baax. mu baax. mbir baax na ba ñu foog ne dootul bonati. mu xëy gàllankoor dugg ci. suñuy bëggante nanu bëggante ndànk. suñuy bañante nanu bañante ndànk. ndax diggante xàcc ak dóor. lu ne xaj na ci. su ma juumul it mën nañ cee dool di bañ a gaawtu. waa bañ a gaawtu kooku nag beneen yar la bu ne ci nit. dafa am ñoo xam ni. dañu mën a bës seen bopp. te loolu nag jigéen daf ko war jàng parce que jigéen di koy xaar dafa bare. macha allah jigéen àndul ak pëti përëj. nga war a dal. parce que étape yi ak épisode yi ak yey am sa vie. dafa bare ba boo woyefee. doo jóge ci teel. tubarkal lii mësuñu koo gis ay man lii fan laa ko non mais c'est la vérité. macha allah dafa am solo. man bu ñu waxee grande dame man ni toute dame est grande dame. macha allah ça dépend. ci yow jaaykatu gerte gi. jaaykatu jën bi. c'est psychologique. kay jaay sa maam dafa doon def liggéeyu kër yu ndaw yi. teg boolu beñeem jaay ka. teg boolu tigadege nuñ koy waxee. gerte bu nu wol. ku xeebul sa noos rek yaa ngi noos maa ngi dëkk. waaw mais une grande dame. mooy sama maam. macha allah. ci ay valeur pétrie de valeur. macha allah am fulla am fayda am personnalité. ba nga xam ne boo ko fekkaan ci entourage am boobu mu toog. da nga naan jigéenu ministre moo toog. waaw benn jigéen tuutiwul. waaye nag sunu jëf moo ñu yëkkati di nu wàcce. waaw dañuy yéeg ne dollar. léeg-léeg nag ñu def jëf joo xam ne daf noo wàcce. maa la ko yàlla musal ndax faxastalu tam du ñàkk. mënta ñàkk de du ñàkk li sama yaay mami bu liggéey dikkee yàlla na woyof naan accident làmmeñ am na. bu ko fi tudd kooku beneen dossier la affaire mami liggéey yàq. nañ ko nuyu au passage rek. waaw on l'embrasse ndeysaan on l'embrasse. yaay ñu daal di ñëw nag ci valeur yooyu nga wax. xam nga am na ñoo xamante ni laataa ñuy dugg ci domaine dañ dul pare. am na ñoo xamante ni laataa ñuy dugg ci métier day fekk parewuñu loolu muy indi dérapage parfois
ndax ñàkk a pare psychologiquement ak ñàkk a pare ci lu mën a taxaw nga affronter loolu tamit ci loo mënti dugg bala ngaa doon sax jànk ci biir kër di liggéey di daan sa doole tu dois te préparer à ça parce que xëy na mooy tax frustration bu amee di nga ko mën a tenir dañu la seetaan mais on peut être vas-y on peut être assez préparé mais la vie a ses aléas hein, et ses réalités et ses surprises ma chérie nangu naa ko wallaay mais daf ci am yoo xamante ni yaay gis nga bu fekkee ne yaa ngi koy bàyyi xel et que yàlla dimbali la nag parce que loolu dimbalu yàlla la mën nga bañ a def dérapage yooyu ma lay wax damaa bëgg rebondir rek ci ay années ci ginnaaw dañ la mës a gis ci benn sa émission Wareef am ko woote daal di am nu mu waxee mais nga daal di wax de façon aisée joxe une réplique bu macha allah sénégalais yëpp kontaan ci donc kii nekk ci plateau télévision wala ki ñu jiital ban taxawaay la war a def ak ban taxawaay la war a am parce que moo tax tout à l'heure ma la doon dugal ci sens boobu ma damaa garaaw yaa ngi may bëgg a dégg xale bu architecture nga sonn donc kii ngeen gis kaala kii kaala caat rek kaala ata léegi loolu laa bëgg parce que dañu kontaan ñun sa xarit yëpp ak ñi nga xamante ne dañu laa bëgg Sénégal dañu kontaan ci sa réponse bu am solo boobu su ma juumul def na la woon yow dëkkoo fi mais vous avez répondu de façon aisée ak beaucoup de dignité et de valeur macha allah te li ma ko ndeysaan li ma ko tontu yëpp dëgg la de fii laa dëkk ci côté tefes gi fii laa dëkk sari nga sa mbéjjoon mag yaa ngi nii bu xale yi tourné léegi seen caméra nu gis géej gaa ngi nii foowee juddoo fii nee naa la rue 15 màggee face bâtiment diggante face bâtiment rue 7 xam nga jamonoy métissage la ñu ne ay dëkkoo fii ay duma lii doo lii yooyu compteetul man pour man sax gis nga force la nga dikk fenn tey nu xamal la ne fii bokkoo fi mooy liggéey mooy nga dem sëyi mooy nga taseeg nit ñu gis nga dafa am yoo xam ne buñ la ko defee dafay mel ni dañ la caw dañ la yee da nga war a góorgóorlu macha allah waroo ko joytu mais daf la woo pour nga taxaw nga strong macha allah et quant à nag nga nekk télé li ma wax sànq rek boo exposé woo na nga may droit ka jàkkaarloog yow moom itam ni nga jëlee sa téléphone sa caméra ak sa micro dugg ci këram saraax moom tam nga may ko mu woote mu wax xalaatam bien sûr et loolu vraiment pour ku ma xam man liir bi bu dikkoon sax ne ma Eva yow nangam dama koy ne waaw sunu waa kër nee nan ma yow da ngay xuloog nit ba ci yàgg man la yow waaw fi nga wax ni nag dëgg la ñu ngi may dégg man parce que naturel mani ba ci réunion liggéey da ngay wax dara mani mais c'est toi qui as raison il faut que di nangu ñu waaw nangu wàcceewu la day yombali dóor sax nangu wàcceewu la et puis parfois aussi soo nekkee ci kanamu télé bi tu peux nit mun na la seet xool kontaanul mu woon la déconné chahuté day mel ni nga woote xaw ma 12 naka pour rek bàyyeeku yooyu day am daf ñuy dal mais bu ñu ko jarul du dara macha allah et rappeler aux gens qui vous regardent aussi que ne du signe de faiblesse nangu au contraire parce que am na ñu ko koy jàppee aussi attends man dama wax ne boo dëgëree dëgg du buñ la mbéjee rek da nga ne wuy attention yaa ngi gis ci dëkk bi ñu ne tekk du tekk dañu ping seeni cër waaye fa nu war a défendre seen bopp soxlawuñu avocat solal leen toge dañuy défendre seen bopp tout à fait ak ay droit yu réel yu taxaw yoo xam nañ ne seeni àq la ndeysaan en tout cas ça a été un plaisir tey ma dalaloon la sama xol vraiment seddoon na vous le voyez sax d'ailleurs quand même parce que suñu xol seddoon na bu baax tey dernière question bi rek boo doon méngale jamono ji ñu nekk ak jamonoy ndeer sunu yaay yi sunu maam ya fa xamante ni moom ñoo fa taaloon seen bopp déséquilibre ngay gis wala am na équilibre man dama nekk koo xam ne nag dama nam cosaan te bokkuma ca woon ndeysaan dama koy wax samay xarit ma ni leen man dama bëggoon bokk ci Ndakaaru gu njëkk ga et li tax mooy li ma la wax la rek sunu mag yi dañu amoon seen ay façon am seen ay croyance am seen ay conviction gëm diggante ay wëllëre tout à fait gëm kàddu
gëm lii boo ko defee lii la lay jural bien sûr ba pare am jomb nag bu dee noonu lañ koy waxee nga jomb waaw nga ni man dama jommale sama bopp nangam tout à fait dunu ma gis ci nangam déedéet su doon tey dañuy def daal du ma wax comparaison dañuy dellu gannaaw yooyu laay namm ñu delloosi ko nañu ko delloosi bu baax parce que àdduna tukkeegul ñu ngi fi dëgg la ku ci jeex xëy na sa bos a dem dëgg sa la bos a jeex waaye fii la ñu koy bàyyi macha allah kon bu ñu fi nekkee nekk ci société nekk ci kër yi nekk ci bureau yi bien sûr ay valeur ak ay jikko rek moo ñuy defar bien sûr bu weesee jikko yi ndax dañuy wax sax gis nga juddu gu rëy jikko ju rëy ju rafet a ko dàq billaahi juddu gu rafet macha jikko ju rafet a ko dàq mooy lu am solo kon tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak parcours am ni mu rafetee na juddoom rafetee yàlla bi muy def focus dafa def focus ci jikkoom te ñun moom la ñuy roy macha allah ala kulli xaal dañu bëgg rek luy woon jikkoom yàlla tisal ñu ci tuuti wis ñu ci tuuti kon nañu xoolaat rek sunu ay jikko muy man di keneen tey soo fi jógee sa ITV bi damay ne Awa est-ce que li nga wax yow la ndeysaan boo ñibbee dama war a wax est-ce que li ma wax man la effectivement su dee man ma gën ko jekkal bien sûr su fekkee ne du man ma ni yokk naa fii taawi naa li xale yi naan dama taawi nag lii du man nga xam ne dama naan ndigal la ma wax caat te dikko ko waaw xaaral ma fexe nag defaraat sama toogaay mu gën jeex na loolooy dëgg kase macha allah en tout cas kontaan noonu nañ message bi ngay lancé xam naa ni ci loolu rek nga koy bàyyi pour ci 8 mars bi pour cette année tey bu amul looy lancé rek comme message général ci lan lay doon message bi mooy na jigéen ñi liggéey jamono metti na jàngu xale yi cher na tout à fait la Thione Seck wayoon yal na ko yàlla yërëm nee na bu nu waxantee dëgg jamono metti na te kanam la jëm dégg nga kanam la jëm yëf yi day gën a jafe te nanu wees jigéen dafa war toog rek ci këram jigéen bi toog rek ci këram na xam am na chance bu bare parce que am na chance dina mun a xool doomam yi tous les jours jikko yenn ci moom mu fexe def ko ci ñoom parce que dañuy wax rek jigéen yi toog ci kër yi ankay y a des diplômés qui ont choisi toog ci biir kër gérer seen ay doom am na ay jigéen yu am grade ñu choisir itam gunge seeni borom kër ak seen famille kon ñooñu tam dañ leen di remercier waaye bu loolu weesoo itam ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi ñu góorgóorlu liggéey parce que bu jigéen ñi liggéeyee yenn instance de décision yi ñu mën fa taxaw joxe seen xalaat gis nga damay wax ne la boo yoree société te ngay góor aka neexoon nga jël fukki jigéen ne leen dar leen ma di nga bokk ci ñi njëkk indi bien sûr résultat billahi parce que jigéen yàlla moo ko jox richesse am jëkkee na ko rek sax bi mu ko ne am dénk naa la bien sûr loolu dafa fort garaaw yàlla jël bakkan billahi def ko suñ fii ay magasin yu sunu borom waaw kon ñun on n'est pas pauvre non du tout jigéen yépp macha allah barkee ngi ci ñoom il suffit nag ñu xam naka la ñu koy wonee naka la ñu koy génnee ndax da nga daan gis bu jëkkaan sunu pape yi ay fonctionnaires yu kawe lan daan nekk ay homme de culture sunu yaay yi daan nekk seen wet yàlla dafa defoon ne jànguñu ndax ba jigéen ñi jàng benn moment la da nga daan gis nday nekk ci kër ga di tànn ceeb rek mais bépp conseil bu papa daan jot ci yaay lay jóge bien sûr te pourtant yaay jàngul mais bu la joxee conseil day mel ni kii diplomate bu mag bi yàllaa ko moo la ko jox kon benn jigéen tuutiwul il faut nu xam ko benn jigéen tuutiwul entre nous aussi ñu bàyyi di tuutalante parce que damay wax ma ni surtout ñun daf ñuy dal ba da ngay am wujj fa lay tëjee naan sama wujj bi du dara et c'est une femme comme toi ah oui c'est une femme comme toi yow kay la war a jaaxal mooy naka lañ def ba indi ko quelles sont ces qualités que toi tu ignores parce que jigéen bu nekk jigéen la baye boo nga ëppale ko diplôme baye boo moom amul diplôme waaye yéen a tolloo tout à fait te ci biir tolloo boobu
am na itam ku ci nekk charmam ku ci nekk mën naa yokkal moromam Macha Allah. suñu àndee ma ak yow dara boo ma dollee ma dolli la jeex na complémentarité. jeex na c'est ñu fini daal di koy waxtaanee en tout cas sunu xol seddoon na comme li nga wax rek jigéen mooy defar moom mooy yaatal moom mooy indi waaye nit aussi mooy garabam ñu éviter yu bari yi nga xamante ni wax nga ko fii ñu di ko éviter ci sunuy relation di ko éviter ci sunu lépp parce que dafa nekk lu am solo en tout cas kontaanoon nañ sunu xol seddoon na ni nga ma accueillir kontaan naa ñu ci toog ba am jigéen muy président de la république yàlla nañ ko am pourquoi pas lu war a mën a nekk la mën na nekk bu baax a baax surtout bu ñu suñu Sénégal gi itam ni ñu gisee jigéen ñi du ñëppay def coow de am na ñu deful coow te mun jiite dëkk bi lu leer laa la wax macha allah buñ ci góorgóorloo rek mu baax parce que duma la jël sax man na xam naa bu nu ma dénkoon dëkk bi samay jaagat ci palais bi waaw nara di dëngal musóor ak di ko takk waaw boobu du am xam naa ne day dëkk bi yëpp dina xen cuuraay ndax fii ñu toog mi ngi gun-guni man nañu xàppi rek man dama bëgg kaf ree bàyyeeku parce que y a trop de stress on est fatigué xam naa kon maître Jesner da nga koy wàññi maître Jesner dama koy wàññi lekk gu neex gi ne gaañ lépp ne bu kenn feebar ñu yar sunu ay doom maa la ko wax benn liñ naan aljana mën nañ koo am fii maa la ko wax boo ko bëggee lépp ci doxalin la boo ko bëggee rek c'est une brave dame moom laa seet si tey macha allah au-delà du travail bi muy def bu magnifique bu fale ca groupe Futurs Médias am na it yëfi boppam ndax fii lañ ko fekk tey ci boutique bi muy jàmbaar boo xam ne wax dëgg yàlla du lii rek la yaakaar pour mën a subvenir à ses besoins mais lee dafa dem ba nekkatul sax loo xamante ni daf koy def pour xaalis mais daf koy def par amour ndax li nga xamante bëgg na ko Sénégal xam naa ne dinañ ne caat mi dooj na lu tax muy waxal kii mais dafa nekk loo xamante ni ça se sent da nga dooj nag ça se sent man garaawul mooy sama deuxième man mii maa la xam ça se sent de par ses actes ça se sent de par ses démarches nit la bu baax donc kontaanoon nañ suñu xol seddoon na ni nga ma accueillir daal tubarkalla li Jooda Mbaay naan balangal na faaw ma yóndee la bu mel nii ci amul problème jigéen ñi nii la ñu war def de macha allah ñun ñëpp di sañse waaw même quand ça ne va pas dama am sama benn xarit boo xam ne bu ma séenee ma fardew mu ne ma lu doxul ma ne ko moom laa mottali très bien macha allah merci beaucoup yaay chérie suñu xol seddoon na tu étais notre reine du jour 8 mars yàlla nga koy fekk ay at amiin ya rabbi amiin kontaan nañ alors ma remercier bu baax nag soxna May waaye aussi sama ñaari góor yu baax yi ku ci mel ne Modou ak Dieye sama doom sama xarit macha allah image yi set wecc moom la ñuy jox tubarkalla émission bi dina bokk ci les meilleures émissions amiin kontaan nañ ci alors merci beaucoup di leen jox rendez-vous tout de suite rek ci kàttanu yàlla ci beneen lingeer koo xam ne mérité na ñu faire valoir ko wane ko nag ba àdduna bi yépp gis ko merci beaucoup d'ici là portez-vous bien et passez une bonne soirée. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.